alastu bi rabbikum nangu woon laata di teew balaa aha kay tontu woon balaa di ñëw samay fan sama wërsëg lépp si sa dogal borom bi arrahman. asalaamaaleykum wa rahmatullah. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jox ku nekk wàccuwaayam. ci nuyoo yi ñu ngi ci jiital suñu président Cheikh Makhtar Kébé di ñaan yàlla na ko yàlla dëgëral mboolem jullit dëgëral aussi suñu askan. di gërëm mbokk yi yu ma tànn pour ma bokk ci waxtaan bi ci jotaay bi muy secrétariat formation. ñi bëggoon ma wax ci thème bi nga xamante ni moom lañu tuddee le Sénégal à l'épreuve du Covid-19, leçons et perspectives. maanaam Sénégal ci nattu bi nga xamante ni moom la ko yàlla teg muy nattu feebar bi nga xam ni moom lañu tuddee Covid-19 ñu gën ko xamee ci coronavirus. naka lañ ci mën a jëlee ay jàngat ak yan ubbeeku aussi lañ ci mën a am. ma gis ni nekk na thème bu am solo ku nekk war si mën a joxe xalaatam te ma seq ko ay borom xam-xam aussi bokk na ci docteur Iba Fall ak docteur El Hadj Malick Ndour. maa ngi leen di nuyu di rafetlu aussi ni ñu bokkee jotaay bi ku nekk joxe si sa xalaat. dañ ma waxoon pour ma wax ci def benn analyse maanaam politique et économique. ci loolu ñu sasoon ma wax ci maanaam ci gàllankoor yi nga xamante ni moom la feebar bi indi. bi ci topp ñu laaj ma ni ma gàllankoor yooyu gannaaw gàllankoor yooyu naka lañ mën a envisager l'après Covid-19 maanaam bu fi feebar bi jógee wala pour feebar bi jóge fi naka lañ ko mën a waajale. beneen bi mooy ñu ne mën naa wax ci yan jàngat lañ ci mën a jële ci feebar bi. donc mu nekk ñetti mbir yi nga xam ni sas nañ ko pour ma wax ci. mu njëkk bi mooy analyse des bouleversements. bi ci topp mooy naka lañu mën a def ba xalaat ni ñu war a génnee ci feebar bi. beneen bi mooy yan jàngat lañ ci mën a jëlee. buñ jëlee premier point bi mu nekk analyse des bouleversements engendrés par le Covid-19 maanaam yan gàllankoor moom la feebar bi indi. nit ñi bari ci suñu langue wolof maanaam ci kàllaama wolof ñu koy wax mbas. li ci war a njëkk a def comme jàngat mooy feebar bi crise la mu nekk crise sanitaire. mais boo jëlee ñun suñu jàngat maanaam sociologie maanaam crise nekkul li nga xamante ni ay points yu négatif kese la am. crise donte dina am ay gàllankoor yu muy indi waaye tamit am na loo xamante ni mën nañ ko ci jëre comme njariñ. moo tax dañuy wax ni crise dafa war a nekk aussi moment bi nga xamante ni day tax nit ñi yeewu. moo tax ñu tuddee ko des crises on les considère comme des sources de maturation. maanaam dafa war a tax nit ñi yeewu nit ñi aussi jëm ci mat
ubbi seeni gët ci yu bari yi nga xamante ni mën na leen dal wala mu mën leen a gàllankoor. ci loolu moo tax buñ koy jàngat dañ ko war a jàngat bu ndar képp lépp, waruñu bàyyi benn fan. ci loolu boo jàppee ni crise la nga dolli si nga ni crise sanitaire la, maanaam ci wàllu wér-gu-yaram la jëm, boo ko jàppee noonu rek day simple. li ñu war a jàpp mooy feebar dafa am ay conséquences ci wàllu wér-gu-yaram, waaye aussi dafa am ay conséquences sur le plan politique, dafa am des conséquences sur le plan économique, maanaam ci wàllu koom gi da ci am ay jeexital, mais aussi dafa am jeexital aussi sur le plan social, maanaam nit ñi seeni nekkin ci wàllu société bi, seeni jokkalante, seeni demalante aussi feebar bi da ci am jeexital. beneen bi mooy aussi seen wàllu diine aussi feebar bi da ci am jeexital, te loolu aussi il faut ñu bàyyi ko xel. suñu jëlee maanaam sur le plan politique, feebar bi dafay wone ni wér-gu-yaram li ñuy tuddee santé dafa war a nekk priorité, maanaam dafa war a nekk li nga xam ne ab yitte ci wàllu politique. lépp li nga xam ni ñi nga xam ni moom la ñu dénk suñu réew taw ñu war koo doxal dañ ci war a jiital li nga xam ni mooy wér-gu-yaram, dañ ci war a jiital santé. donc loolu sur le plan politique war nañ ko bàyyi xel, ñu war a xam ni nekkul ni loo xamante ni rek dañ koy wax mu yam si làmmiñ, wala dafa war a ànd ak jëf. gannaaw ba ñu xamee ni wér-gu-yaram moom mënta ñàkk, wolof yi dañ naan wér-gu-yaram boo ko amee ñàkkul dara, kon loolu dañ ko war a jëmmal, te niñ ko war a jëmmalee mooy ci ay jëf. dinaa si ñëw après. beneen mbir bi jàngat biñ ci mën a jàngat sur le plan politique mooy aussi war nañu xam ni ak lépp lu ñu war a mënti def, nit dañ ko ci war a jiital, njariñu nit dañ ko ci war a jiital, te bañ ci xool li nga xamante ni mooy wàllu xeet, wàllu waaso ak wàllu diine. lu koy wane mooy jamono bi nu mu dëppoo léegi, àdduna bi nu mu tëddee, ni ñuy tuddee mondialisation, li nga xamante ni dafa neenal li ñuy tuddee ay frontières, diggi réew yi amatuñu dig. loolu moo tax fu mu nekk nii nit ñi dañuy dem ak a dikk, te dem ak a dikk boobu dafa war a tax ñun nit ñu gën ko jox àqam, gën a xam ni ñun nit lañu amal affaire, te nit dafa sacré. gannaaw ba ñu jàppee ni mën nañu wuute ci ay wàllu diine, mën nañu wuute ci wàllu xeet, mën nañu wuute ci yeneen fànn, mais ñu jàpp ni nit ci boppam yàlla du ko teral, kon dañ ko war a teral, te moom lañu war a jiital ci lépp. tey jii ci ni àdduna bi doxee ak ki nga xam ni fa la feebar bi jóge na mu sore, muy Chine, di dox ba yegg si Europe, di dox ba yegg si Afrique, ba ndar kepp àdduna bi yépp, war nañu xam ni kon nit lañu war a jiital ci lépp. bu fekkoon ni loolu jàppoon nañ ko suñuy doxalin, kon feebar bi mën naa wax ni kon peut-être du génn Chine, kon fa lay yam, parce que ñëpp ci àdduna bi daan nañu lënkaloo dem xeex feebar bi mu jeex benn yoon ci àdduna bi. waaye gis nañu aussi sur le plan politique loolu manqué na, parce que ca njëlbeen nga dañu jàpp ni mbir mi Chine rek lay am, donc lañ leen bàyyi ñoom ñu góorgóorlu seeni góorgóorlu doxek seen pexe boo mën a aar feebar bi. gis nañu sax réew yi di daw
di jëli seen askan di jëli seeni doomu réew pour sàmm leen pour wax ni nañ ñëwaat seen dëkk te seen réew te gis nañ ñu aussi loolu benn manque de solidarité maanaam dimbalante bi nga xam ni doon nañ ko séntu ci àdduna bi mu manqué woon torop te liñ naan ay di yem si boppu borom loolu daanaka moo dal àdduna bi te tey jii bu ñuy wax responsabilité la responsabilité elle est universelle parce que ñëpp ñoo ci am wàll ci li nga xam ni moo dal àdduna bi parce que Chine dañ ko bàyyi daal maanaam mu wéyale boppam ñu jàpp ni moom la concerné ba mbas mi ñëw dal suñu kaw ñun ñëpp. beneen bi mooy sur le plan politique feebar bi day wane ni réew yépp aussi dañu vulnérable maanaam réew yépp am nañu li nga xamante ni moom moo leen mën a gàllankoor am nañu ay nasax benn réew mënul tey wax ni moom matale na lépp parce que feebar bi wane na ni am na loo xam ni bu xasee ba dal réew jommatul daanaka kenn kon ci loolu il faut ñu bàyyi ci xel sur le plan politique jàpp ni aussi dimension boobu war nañ ko jël en compte ci contexte bi. beneen bi mooy xaw naa ko junju sànq mooy li nga xamante ni moom la réew yépp am li nga xam ni ci fànn yoo xam ni fa la ñu néewee doole day wane aussi ni mondialisation bi nga xamante ni moom moo nekk li lënkale réew yi lënkale dëkk yi mondialisation boobu aussi am na aussi des effets pervers maanaam am na ay safaan parce que bu fekkee ni dana yombal jokkalante bi bu fekkee ni dana yombal xam-xam mu tasaaroo waaye aussi mondialisation boobu dana yombal aussi feebar yi ñuy ànd ak nit ñi di tukki bu nit ñu tukkee ñu ànd ak ñoom tukki donc ñu gis ni kon virus bi comme nuñ koy waxee ci tubaab le virus suit l'itinéraire des hommes comme nuñ koy faral di waxee ci sensibilisation bi amul ay tànk nit ñi ñooy ay tànkam nit ñi ñooy ay loxoom mais boo ko jëlee aussi sur le plan politique dañuy gis ni feebar bi ci bouleversement yooyu maanaam ci gàllankoor yooyu mu indi am na yu bari yu ñu jàppoon comme yoon maanaam ci li ñu tuddee le droit international li ñuy wax maanaam les libertés d'aller et de venir la liberté de circuler maanaam bu fekkee ne bëgg nga dem ak dikk mu yomb gis nañ ni feebar bi aussi gàllankoor na yooyu yëpp am na ci réew yi nga xam ni donte feebar bi dalul leen woon gisoon nañ ni demoon nañu ba bëgg a aar seen askan pour ñu aar seen askan ñu tëj seeni frontière pour aar seen askan donte seen askan lañ doon aar am na ci ñi nga xamante ni bëggoon nañu dem ak ay urgence yi nga xamante ni amoon nañu waaye mënuñu ko woon a def parce que feebar bi tax na ku nekk daal di tëju jàpp ni man su ma tëjoo man moo ma mën a aar kon gis nañ ni aussi feebar bi loolu nekk na li nga xam ni indi na ko te boobu ba léegi daanaka wàllu dem beeg dikk bi am na ay gàllankoor lu bari ci réew yi. Sur le plan géopolitique feebar bi aussi day wane ni am na lu bari li nga xam ni mi ngi ci àdduna bi amoon na fi te waroon na mën a ñàkk gis ngeen ñi rek ci njëlbeen nga ba mu dooree ba commencé laal Europe parce que avant muy laal Europe
OMS jàppoon na ni matul woon ñu koy déclarer pandémie maanaam jàppoon na ni yeggagul woon foofu ci wasaaroo boobu ba ñu ko mën a wax ni lii pandémie la maanaam mbas la bi nga xam ne dafa ndar képp àdduna bi waaye feebar bi boo ko gisee comme li ñuy wax rek à quelque chose malheur est bon tax na ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci ay réew doon fa xeex maanaam ay troupes militaires boo jëlee États-Unis ñi nga xamante ni ñoo nekkoon Afghanistan yóbbu fa seeni armée pour noot leen foofu pour xeex ak ay ñi nga xam ni moom lañu jàppee ni ay jullit lañu gis nañ ni ñoom jóge nañ fa gis nañ ni aussi ONU Organisation des Nations Unies woo na réew yëpp ñi nga xam ni ñoo doon guerre ñoo nekkoon ci xeex pour ñu teg maanaam seen ngànnaay jàpp nañ ni benn noon la ñu amoon wala ñu am muy feebar bi Covid-19 kon dañuy gis ni rek feebar bi mën nañu imposer li ñuy tuddee cessez-le-feu léegi lu tax feebar bi mën ñu ko imposer te nit ci boppam li mu représenté ak ni mu mel li nga xam ne viam dafa sacré mënuñu ko imposer cela veut dire que am na yeneen enjeu yi nekk ci guerre yooyu am na ci guerre yoo xamante ni yu ci baree bari war na mën ñàkk waaye liñ fi gis rek mooy àdduna bi ni muy doxee dafa ànd ak injustice bu bari donc sur le plan géopolitique feebar bi ñëw na imposer rythme am imposer nit ñi imposer réew yi ñu doxalee neneen sur le plan géopolitique ba yenn ñi nga xam ne jàpp nañ ni waroon na mën ñàkk ñu dind ko d'ailleurs gis nañu sax ci ay réew yi nga xamante ni seeni armée déjà jot nañu am feebar bi donte yow da nga doon dem pour xeex am na li nga xamante ni lu tuuti la ñëw na dugg na sa yaram ba indil la ay gàllankoor wa maa ya'lamu junuuda rabbika illa huwa donc dañuy gis ni kon soldaaru yàlla yi ñoom kenn xamu leen te aussi kenn xamul fan la mën jóge am na aussi beneen bouleversement bu mu indi parce que tey jii boo ko gisee sur le plan politique gis nañu réew yépp am benn taxawaay bi ñu am ci wàllu aar seen askan ñëpp jàpp nañ ni ñoom tey jii dañu war a aar seen askan dox seeni bëgg-bëgg donc loolu nekk na lu am solo sur le plan économique maanaam boo jëlee ci wàllu koom am na aussi ay gàllankoor yu bari gàllankoor yooyu duñ ci sori parce que daanaka ñëpp xam nañu li feebar bi jur sur le plan économique gis nañ ñu tey ji suñu économie suñu koom maanaam dafa taxaw nit ñi liggéeyatuñu ñu ci bari ñi def li ñuy wax ni télétravail te ñëpp xam nañu tey ji suñu réew yi nu mu tëddee réewu Afrique yi rawatina réewu Sénégal nit ñi li ñuy añee wala lu ñuy reeree ci bés bi ñu ci baree bari lañ koy wuti pour mën ko am kon sur le plan économique feebar bi indi na ci gàllankoor yu baree bari déjà am na ay entreprise yi baree bari yi nga xamante ni tey jii tëj nañu te jàpp ñu nii dinañ mën a jóg ci bu feebar bi jeexee kon gis nañu loolu c'est des conséquences économiques parce que Sénégal benn nit buy liggéey rek am na lu mu gàtt-gàtt fukki nit ñi nekk ci gannaawam ñi nga xamante ni ci moom la ñuy dépendre donc gis nañu chômage bi yokk na li ñu doon wax naan li président de la République jël comme directive ni bu benn entreprise licencier ay liggéeykatam ñu jàpp ni loolu aussi wax ji yomb na trop waaye ci jëf ji dana jafe trop parce que man sama jàngat gis naa ñu bari am na ñu bari ñu ma interpellé
am na aussi ñu bari ñi nga xamante ni tey jii ñàkk nañ seen liggéey, dañ leen a dàq. ñu bari ñi nga xam ni nekkoon nañu en position de stage dañ leen wax ñu arrêté. ñi nga xamante ni dañu amoon contrat à durée déterminée ñoom it ñu arrêté seen liggéey, ba ñi nga xamante ni sax donte dàquñu leen dañ leen mujj wax ñu toog seen kër, parce que aussi mënoo wax borom kër bu liggéeyul mu mën a joxe dépense. kon loolu dina jafe lool moo tax sur le plan économique conséquences yi dafa rëy kenn mënu ko sax nat. kon loolu yëpp war lu mën a yee, war a mën a ubbi suñuy gët pour ñu mën a xam ban taxawaay lañu war a taxaw ci wàllu crise bi. boo jëlee aussi crise bi sur le plan économique am na conséquences yooyu yëpp. tax na aussi ñi ci bari tey jii ñu nekkoon ci Dakar dem nañu seeni dëkk, te ni ñu demee seen dëkk foofu amul ci lu ñu yëngatu. te ñu ci bari boo jëlee par exemple ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ñu tuddee leen ay jànk, ñi nga xam ni daanaka Dakar ku fi am ku la liggéeyal sa kër ñoom ñoo koy def, ñoom ñëpp daanaka dem nañu seeni dëkk, te seen dëkk yi mënuñu am ci lu ñuy sukkandiku pour dundal seen njaboot, parce que liñ doon dundalee seen njaboot fii lañ ko doon amee Dakar. kon crise bi nekk na crise boo xam ni indi na ay bouleversement économique yu mag a mag. bouleversement économique boobu nag du yam rek si bouleversement économique, parce que dafa am ay conséquences sociales. moo tax sur le plan social aussi am na ay conséquences yu bari yu mu indi. tax na tey ji famille yu bari nekk ci situation yu doy waar. ñi nga xam ne mënuñu woon tàllal loxo ñi ngi tàllal loxo, ñi nga xam ne mënuñu woon jël seen téléphone di woote di laaj ndimbal ñi ngi woote di laaj ndimbal. kon gis nañu crise bi am na ay jeexital yu bari sur le plan social. beneen conséquence bi aussi sur le plan social bokk na ci li nga xam ne moom la ñu mën a tuddee maanaam bor di compte bi nga xam ni jur na ko, parce que bu fekkee ni dañu jàpp ni feebar bi dafa am ñi nga xam ne ñoo ko fiy indi, te ñoom war nañu jàpp ni waruñu ko wàll ñeneen. gis nañu tey jii dafa créer li ñuy tuddee stigmatisation, maanaam bot di compte ci wàllu askan wi. moo tax boo jëlee exemple li fi xewoon ci wàllu pêcheurs yi, maanaam nappkat yu aan yi nga xam ne demoon nañu nappi ñëw war a teeral seen gaal yi, gis ngeen lu ñu leen defoon ak xeex yu fi amoon, parce que ñooñu jàppoon nañ ñi waruñu fi ñëw, parce que mën na am ñu am feebar bi, mën na am ñu wàll leen ko. kon gis nañ ñu tey jii ci benn réew am na ay bor di compte yi nga xam ne feebar bi indi na ko, parce que kenn wóoluwul kenn. li ñuy wax méfiance moo am ci nit ñi. méfiance boobu jur benn stigmatisation aussi. yéen ñëpp gis ngeen wala dégg ngeen li nga xam ne xaw na Sédhiou ci village boobu mi ñu tuddee Makonda, bi nga xamante ni tey jii daanaka dañ ko mettre en quarantaine, parce que di jege téeméer ci ay nit am nañ fa feebar ba. daanaka fépp fi nga xamante ni ñi ngi fay bëgg a dem duñ fa mën dem ci yeneen village yi nga xam ne ñoo nekk seen wet. donc gis nañ ni ci réewu taax yi, ci réewu teeru bi aussi am na fa ay conséquences yu bari, parce que kenn wóolootul kenn. beneen conséquence bi mooy ñun ñëpp dañuy bokk ci ay famille, am fu ñu jóge. tey jii feebar bi tax na ñi nga xamante ni seeni waajur sori nañ leen, seeni rakk ak seeni mag sori nañ leen, seeni goro sori nañ leen, kenn mënutu see gis kenn. bu fekkee ni dañu tere dem beeg dikk bi mënul nekk. gis nañ ñu même bu fekkee ni tey jii bëgg nga dem, boo amul oto, bu fekkee am nga autorisation, boo amul oto bu la yóbbu tamit doo mën dem. man ci ñaari weer yi rek xam naa ci ñu baree bari ñi nga xam ni ñi leen jege ñu sës ñu ñoom ñàkk nañ seen bakkan, waaye mënuñu dem. ku perdre sa yaay, ki nga xam ne ñàkk nga sa waayjur,
ñu war ko denc war ko defal nga war a tàggatoo ak moom nga ci benn réew foo xamante ni peut-être boo doon déplacé wu 1 heure 2 heures de temps ngay def mënoo dem loolu nekk na ay gàllankoor te day jur aussi ay jeexital yu bari ci askan bi parce que ñu yu bari dinañ am difficulté maanaam ay jafe-jafe pour faire le deuil comme niñ koy waxee ci tubaab parce que day nekk loo xamante ni day des seen xel day des seen xol te du fa gaaw a jóg kon loolu gis nañu nekk na ay jeexital yu mag sur le plan social yi nga xam ni indi na ko beneen bi mooy ñun ñëpp xam nañ ñu tey jii ku am sa mbokk comme ni ñu ko diine santé su génnee àdduna am na benn taxawaay boo ko war a taxaw te taxawaay boobu gis nañu ci wàllu feebar bi aussi dafay des lu bari am na ñoo xam ni tey jii nit ñi leen suulee kenn nekku fa am na ñoo xamante ni li nit ñi jàppoon ni war nañ leen ko defal lépp taxawaay boobu ci wàllu ñaan ak ci wàllu taxawu yooyu yëpp amul gis nañu tey jii lu xew lu dal suñu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk maanaam ci bitim réew bëggoon a indi seeni njoñ pour ñu suul leen ci réew mi mais tey jii gis nañu loolu yëpp takkal nañ ko donc sur le plan social day am ay conséquences yu mag a mag parce que am na ñu ci bari fii ak suuruñu seeni néew duñu mën a nelaw ba yandoor parce que jàpp nañu loolu benn devoir la bi nga xam ne war nañu def donte sur le plan islamique loolu nekkul obligation mais duñu jël rek dimension islamique bi parce que dafa am aussi une dimension sociale loo xamante ni dafa ànd ak les habitudes culturelles boo xamante ni nekk na fi sax fi te nit ñi yooyu aussi dafa am solo trop donc jàpp nañ ni aussi condition yi nga xam ni noonu lañ leen fa war a suulee ci dëkk tubaab yi dina doy waar am na ñoo xam ni tey ji li leen proposé mooy seeni néew ñu lakk leen am na ñoo xam ni jàpp nañ aussi seeni néew buñ leen suulee après am na yeneen yu leen ci war a fekk maanaam ay dépenses parce que maanaam ci dëkk tubaab yi aussi xabru yi foofu nekkul ay xabru rek comme suñu xabru yi nga xam ni boo suulee nit jeex na boo suulee nit ci bàmmeel am na nga xam ne moom moo la warloo ñi nga xamante ni mooy les services publics les services de l'État ci wàllu fay ci wàllu yoo xamante ni war nga ko def kon yooyu yëpp ay conséquences yu mag la yoo xamante ni dal na suñu askan ñu jàpp ni aussi war a mën a ñaan ndax yàlla musal ñu ci feebar bi donc bu ñu jëlee les bouleversements maanaam gàllankoor yi nga xam ni feebar bi indi na ko wax naa sur le plan politique wax naa sur le plan économique wax naa sur le plan social waaye ñu laajaat ñu beneen laaj ñu ni ñu naka la ñu war a préparer nu ñuy génnee ci crise bi maanaam ci feebar bi naka lañ ko war a waajalee pour génn si donc feebar bi pour man buñ ci waree génn nuñ koy waajalee mooy tey jii lañ koy waajal parce que bu fekkee ni jàpp nga ni man suba dama war a fajaru dem Ziguinchor wala ma dem Tambacounda tey jii nga war a wala li ko jiitu sax ci nga war a def tout ba wut lu la yóbbu te wut lu la yóbbu boobu bokk na ci nga boo waree wut paas nga wut paas boo waree wut oto nga wut oto donc li ñuy wax l'après Covid comment l'envisager man dama jàpp ni tey jii lañ ko war a xalaatal tey jii lañ ci war a gëstu bu baax mais ñun ñëpp xam nañ ni feebar bi jeexagul parce que mi ngi law di ñaan rek ci barke koor gi yàlla musal ñu ko mu jeex musal ñu ci mu jeex si nu mu gën a gaaw mais dañu war a jàpp ni feebar bi tey jii li am ba am mooy dañu war a commencer dund ak moom li ñuy wax naan vivre avec le Covid parce que gàllankoor yu mu commencé jur sur le plan économique bari na te nit ñi ci bari dañuy nekk li ñuy wax entre le marteau et l'enclume dañuy am jiixi jaaxa
buñ leen ne toog leen seen kër nga toog sa kër gis sa njaboot mu war a añ wala reer war a ndékki mënaloo ko ak nga war a génn pour dem utal sa njaboot la mu lekk donte xam nga ni mën nga ci jëlee feebar bi mais ci ñaar yooyu da ngay tànn lii ñëw sax dem na ba nuroog un problème d'éthique. Est-ce que yow loolu sa ngor may na la nga jàpp ni man dama war a aar sama bopp ba tax ni waruma génn naa toog xiif rey ñu mag sama njaboot, wala li gën rek ma génn dem parce que bu ma génnee dem mën naa am feebar bi comme mën naa ko bañ a am. moo tax tey jii li ñuy wax naan nit ñi toog leen seen kër yomb na lool ci kàdduwaay aussi lu jafe la parce que implication yu mu am sur le plan social, sur le plan éthique, même sur le plan religieux moo bari. tey ji ku génn kenn mënu la wax ba feebar bi dal la kenn mënu la wax da nga xaru kenn mënu la wax da nga xaru parce que da nga doon dem pour wut loo jox sa njaboot parce que jàpp nga ni boo toogee sa kër benn fan ñaari fan utoolu sa njaboot lekk ñu fande te bu ñu fande ñoom aussi ñu dee li feebar bi def daanaka moom lay xiif di def. moo tax nit ñi daanaka jàmbaarloog feebar bi moo leen gën a yomb ci jàmbaarloog xiif. donc loolu il faut ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ci feebar bi. donc pour génn si tey ji laa jàpp ni moom nañu war a mën a liggéey bu mag a mag pour génn ci parce que jeexul. waaye nag waruñu jàpp ni dañu war a vivre dund ak feebar bi rek kon feebar bi dafi war a nekk di law. maanaam dañu war a dox ci ñaari tànk. doxee ñaari tànk mooy dund ak feebar bi, beneen bi mooy aussi def lépp ba nga xamante ni feebar bi dina mën a deñ ci réew mi parce que lu muy gàllankoor wax nañ ko sànq bari na trop. mu bañ a nekk une maladie endémique, mooy mu nekk benn feebar boo xam ni dafiy law di ànd ak ñun di fi nekk di persister. donc loolu war na nekk ay xalaat yu mag a mag, ay stratégie aussi yu ñu teg pour mën a dakkal feebar bi. donc xeex ko pour mu jeex benn yoon ci Sénégal, jeex ci àdduna bi te ku nekk am na benn taxawaay bi ci war a am. damay ñëw ci njàngat yi nga xam ni war nañ ci mën a jàng ci feebar yi, maanaam yan leçon lañ ci mën a tirer parce que maa ngi guddal te dañu bëgg temps bi mu mën a yam ci li nga xamante ni moom lañ ñu joxoon comme instruction. donc mën nañ ci jàngat feebar bi jàngat yu bare parce que war nañu jàngal feebar bi nii dafa am li nga xam ni nit ñëpp ñoo ko bokk, maanaam lu ñuy tuddee l'humanité. dafa am benn doyadi bi nga xamante ni ñëpp ci àdduna bi ñoo ko bokk, benn faiblesse bi nga xam ne benn vulnérabilité humaine bi nga xam ni ñëpp ñoo ko bokk, moo xam ci ban xeet nga nekk loolu ñoo ko bokk. te feebar bi wane la loolu ci ay jàngat. donc li may tuddee l'humaine condition de la vulnérabilité humaine, quel que soit son niveau de développement, mais aussi quelle que soit sa race. ñu gis ni kon réew yëpp dañu vulnérable. beneen bi mooy feebar bi liñ ci war a jàngee mooy gannaaw ba ñu wakkirloo ci yàlla jox suñu lépp yàlla, ñun dañu war a sukkandiku ci suñu bopp. nous devons compter sur nous-mêmes, maanaam dañu war a sukkandiku ci suñu bopp rawatina ci dëkk Afrique yi. boo jëlee Afrique ak Sénégal dañu war a bokk ci
àdduna bi li nga xamante ni moom lañuy indi ci njariñ ñëpp di ko jëfandikoo ñëpp di ci jariñu kon feebar bi war nañu jàngal lool ni Afrique war na contribuer aussi ci développement humanité mais également lépp li nga xam ne mooy xam-xam la ak leneen Afrique waru ci des ginnaaw Sénégal waru ci des ginnaaw feebar bi aussi dañuy wan ni liñ ci mën a jàngat mooy xam-xam dafa war a nekk maanaam priorité dans les politiques publiques maanaam xam-xam gëstu dañ ko war a jox place am te duñ koy joxee place am mooy la mu yeyoo ñu jox ko ci politique publique yi nga xamante ni moom lay suñu gouvernement yi di mettre en place parce que tey jii boo jëlee sur le plan de la recherche am na recherche yoo xamante ay gëstu yoo xam ni war nañ ko def am nañ ay borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam kenn nattable wu ko war nañ ko mën a def mais lu ñu gis mooy moyens yu ñu leen war a jox joxuñu leen ko. dinaa si ñëw après ci yenn exemple yi nga xam ne day wane ni ak lu ñu mënti wax Afrique am na ay gëstukat am na ay borom xam-xam yi nga xam ni war nañu mën a compter ci ñoom. beneen bi mooy dañu war a liggéey pour am suñu souveraineté sanitaire maanaam naka la ñu war a liggéeyee ba nga xam ne ñun suñu wàllu santé suñu wàllu wér-gu-yaram duñ ko tayle kenn. gis nañ jamono ji képp ku feebar moo xam da nga naan génn di dem beneen réew tey ji mënatoo ko parce que réew yëpp a tëj seeni bunt réew yëpp a tëju kon souveraineté sanitaire bi ñu koy wax tey ji war nañ ko jàngee ci crise bi ba liggéey li nga xamante ni tey ji képp ku bëgg a faju ci bépp domaine jarul u soxlawul ngay génn. bu ñu jëlee réew mu mel ni Maroc loolu exemple la ñoom seeni doomi réew soxlawul ñu génn di dem feneen pour faju ci ton loolu nekk na lu am solo li nga xam ni crise bi war nañu ko jàngal mu war a nekk une priorité te gis nañu ci évacuation sanitaire yi liñ ciy perdre si suñu réew liñ ciy ñàkk ci xaalis rawatina ci ñi nga xamante ni aussi ñooñu jiitey ñi nga xam ne ñoom ñoo am privilège yooyu. beneen bi mooy ci wax naa ko léegi ci wàllu njàng ak formation war nañ ci gëstu bu baax a baax te buñ ci gëstoo bu baax a baax suñu hôpitaux yi pour am souveraineté sanitaire boobu ñu relever lu ñuy tuddee le plateau technique maanaam jumtuwaay yi nga xam ni war nañ ko am mu matale ba nga xam ni ñi fay liggéey bu ñu bëggee faj askan bi ñu war leen a mën a faj loolu gis nañ ni aussi matalewul te war nañ ci liggéey bu baax a baax. gis nañ ni aussi feebar bi wane na ni suñu hôpitaux yi ñoom it dañoo feebar parce que ba ñu ñëwee gis ni suñu hôpitaux yi boo jëlee li ñuy wax réanimateur ñi nga xam ni ñoo war a dimbali ñi nga xam ni bu ñu feebaree dañuy am ay problème nokki ñooñu gis nañ ñu bariwul. gis nañ ñu aussi matériel yi matériel woon yéen ñi doon suivre information yi jotoon ngeen gis ni professeur Seydi ba mu demee Ziguinchor xool la fa nekk xaw na koo yéem ba mu wax ni nguur gi war na ci jóg ministère de la santé war na ci jóg ndax ñu mën a taxaw ñi nga xam ne mooy ñu feebar ñi. kon loolu yëpp lañuy wan ni ñun daanaka am na ay priorité sur le plan sanitaire yoo xam ni yàgg nañ koo bàyyi gannaaw te feebar bi tey ji dañu jàngal ni yooyu yëpp tey c'est des urgences yu ñu war a jël en compte yu ñu war a taxaw bu baax pour mën a aar suñu askan pour mën a am suñu souveraineté sanitaire. parce que souveraineté sanitaire boobu dafa am beneen enjeu tey jii mun na am ay implications géopolitiques. imagine toi tey jii ñu wax ni kenn ñaanu ko yàlla suñu président dafa feebar waaye feebar bi ko dal mënuñu ko fajee fii feneen dañ ko war a génne mu dem beneen réew lan moo ko fa mën a dal mënuñu ko garanti
bu fekkoon ni tey ji am nañu jafe-jafe ak réew moomu la ko fa mën a dal mënuñu ko garanti, mënuñu ko xam ak lañ ko mën def. kon yooyu yëpp dafa war a nekk ay xalaat yi nga xam ni tey ji war nañ ko xalaat bu baax a baax ba nga xam ni souveraineté sanitaire boobu dafa war a am lu jaadu la, parce que dafa am aussi relation ak li ñuy wax souveraineté politique. parce que tey jii am na suñu njiiti yu bari buñ ko doon jël comme décision duñ ko mën a jël parce que ñu ngi calculer ëllëg bu ma feebaree sama waa réew buñ ma mënul a faj duñ ko jéem sax, amul sax buñ ma mënul a faj, même buñ leen mënee faj jomm nañu ñoom toog ci réew mi pour faju, dañuy def tout pour ñu rawale leen ñu dem. léegi beneen leçon buñ ci mën a jàngee, maanaam beneen jàngat, crise bi day wane ni mën nañu aussi tabax àdduna bi gën a jag àdduna bii ñu nekk. gis nañ ni milliards yi fi génn, xaalis bi génn ci àdduna bi mooy am na ab rënk, maanaam li nga xamante ni ab denc la ci xaalis ci wàllu koom li nga xam ni àdduna bi yëpp kenn du des, war nañ ci mën a dund ba seeni fan jeex ba yàlla moom leen. mais loolu gis nga ni defuñu ko, xaalis bi dañ koy jël denc ko di bàyyi ba musiba am ñu doog a jël xaalis bi du ko def, alors que am na ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci ay situation yu difficile yi nga xamante ni dal na àdduna bi te taxawuñ ci. FMI ñaata milliards la génne, suñu réew yi ñaata milliards la ñu génne pour taxawu askan bi, alors que loolu en temps normal war nañ ko mën a génne. am na ñi nga xam ni ñu ngi bu ñu añee tey duñu reer suba, wala fuñ ko amee dañu tàllal loxo. kon gis nañu aussi kon loolu war a jàngal lu bare que àdduna bi war na mën a jag, parce que li war a dundal àdduna bi mi ngi ci àdduna bi, koom geeg lépp mi ngi ci àdduna bi, waaye niñ ko tasee moo jaaduwul, moo ànd ak injustice bu bari. donc dañu gis ni feebar bi moo ñëw, moo tax ñu bari doog a commencé di def yenn jëf yi pour mucc ci feebar bi, pour muccal ci àdduna bi, alors que loolu en temps normal am na ay feebar yoo xam ne ñi ngi fi sax fi ni dàq te laajul milliards yi nga xam ne génne nañ ko pour dàq feebar bi. kon yooyu yëpp war na nekk ay jàngat sur le plan philosophique, li ñu war a jàng ay injustice yoo xam ne war nañ ko corriger, waaye est-ce que ñun dinañ ci jàng liñ ci war a jàngee. kon loolu am na solo trop pour ñu bàyyi ko xel. beneen bi mooy gis nañu aussi li ñuy tuddee mairie yi, les collectivités locales war nañu mën a def liggéey bu mag a mag. toujours ñu ngi jooytu naan amuñu fonds de dotation, mais gis nañu ci feebar bi liñ ci génn ci ay xaalis, liñ ci génne ci ay wàllu dund, liñ ci génn ci wàllu aar askan bi, li ñuy tuddee ay saabu pour mucc ci feebar bi, génne nañ ko, c'est des milliards. boo jëlee rek li ñuy tuddee association des maires du Sénégal, ñoom génne nañu 1,6 milliard génne nañ ko, ñoom rek laa wax de, association bi moo génne lool, sans compter mairie bu nekk wala commune bu nekk li mu génne ci ay millions pour jox ko askanam pour ñu def ko ci wàllu wér-gu-yaram, alors que loolu en temps normal duñ ko def. kon donte état am na taxawaay bi mu war a taxaw ci askan bi, mais gis nañu aussi ñi gën a jege askan bi war nañu gën a laxasaayu pour jàppale seen askan ci wàllu santé, mais également sur le plan économique ñu xool li ñu mën a def, même bu fekkee ni par at lañ koy def, chaque année ñu jël benn secteur ñu xool luñ fa investir, buñ ko defee daanaka fukki at yu bari dootuñu ko jooy. kon loolu aussi feebar bi war nañ ko mën a jàngal, ñu war a redéfinir même la mission des collectivités locales, mais également hiérarchiser aussi les priorités, lan moo gën a yey pour ñu def ko ci mairie yi, ci communes yi. loolu war na nekk aussi beneen taxawaay buñ ci war a taxaw, parce que waruñu xaar rek musiba am pour ñeneen jóge feneen pour dimbali ñu, suñu bopp lañu war a compter. wax naa ko sànq,
mooy di Joseph Kizerbo di wax il faut éviter de dormir sur la natte des autres. bu fekkee ni da nga ab basang pour tëdd pour nelaw ci, bu boroom soxlaa basang bi nga ñàkk foo tëdd. kon loolu dafa nekk lu doy waar loo xamante ni loolu war nañ def tout pour mu jeex, pour mu dakk. beneen jàngat bi ma jàpp ni aussi nekk na jàngat bu am solo mooy il y a nécessité d'une vision éclairée. il faut ñu am njiit yi nga xamante ni am nañu gisin bu leer ci seen askan nañu bëgg mu mel ak na mu war a mel, pour ñu xam lan mooy priorité ci réew ñu def ko ak lan moo nekkul priorité ci réew ñu bañ ko def. tey feebar bi dafa wane ni priorité yi ñu ngi fii. li ma wax sur le plan politique ci ay bouleversement yu mu indi, li ma wax sur le plan économique ay bouleversement yu mu indi, li ma wax sur le plan social ay bouleversement yu mu indi, day wane ni aussi priorité yi ci aspect yooyu lañ ko war a def pour mën a aar suñu askan, mais également pour suñu askan nekkinam ci àdduna mu mën a nekk nekkin bu rafet. tey jii vision boobu maanaam gisin bu leer boobu mooy tax ñu xam ci yan secteur la ñu war a investir, si ñan la ñu war a mën a compter. wax naa ko sànq comme les jeunes pratiquement, mais également ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi, ñooy borom xam-xam yi, ñoom ñoo yore torche bi, ñoom ñoo war a nit yoon bi. kon loolu ku amul vision du mën a xam les priorités yi nga xamante ni moom la réew war a am, moom la askan bi soxla. gis nañ ñu feebar bi am na yu bari yu ñu jàngal ci ay xam-xam yi nga xamante ni suñu askan am na ko, waaye suñu njiiti sax daanaka xamuñu woon ni xam-xam yooyu ma nga fi. boo gisee tey jii waa Polytechnique bu Thiès respirateur boobu ñu defar ba wax ni war nañ ci mën a defar 60 par semaine. kon loolu dañuy gis ni xam-xam bu fi nekk la, te bu feebar bi avant mu fiy jóg sax war nañu leen jàppale ba loolu ñu taxaw si bu baax ba ñu mën di ko defar ba di ko mën a sax exporter ci yeneen dëkk. kon loolu vision bu leer moo ñi wan yooyu yëpp. gis nañu yu bari yi nga xam ni daan nañ ko jéggaani ndekete réew mi fii war nañ ko mën a defar. kon yooyu nekk na lu am solo. gis nañu taxawaay bu rafet bi ci étudiants yi am, ñi nga xam ne ñoo nekk waa Polytechnique, ñi nga xam ne ñoo nekk département de pharmacie bu université, ñi nga xam ne ñoo nekk faculté des sciences et techniques. étudiants yi foofu ñi nga xam ne ñeenti at ba juróom la ñu def université, mais am xam-xam yi nga xam ni xam-xam yu leer yi nga xam ne war nañu mën a dimbali seen askan. gis nañu tey jii li ñuy def ci ay invention, créer ay pulvérisateur yi nga xamante ni tey jii war nañu mën a dimbali ci feebar bi, ak yeneen yi nga xamante ni làqu na te ñu ngi koy def suñu université yi te war nañ ko mën a jëmmal bu baax. mais pour jëmmal ko il faut ñu am ñi nga xamante ni seeni gisin day leer nañ, ñu xam fu ñu bëgg a jëm, fu ñu war a yóbbu askan wi pour ñu mën a aussi dimbali seen askan. beneen bi fi nga xam ni fa laa bëgg a jeexale mooy feebar bi aussi lañuy jàngal, comme ni ma ko waxee sànq, mën nañu accélérer yu baree bari. ñi wax naan di amu kenn mënu ko def ci at, kenn mënu ko def ci ñaari at. gis nañu yu bari bu fekkee ni def nañu li ma doon wax sànq, identifier les priorités, xam lan moo gën a jàmp, lan la askan bi soxla. kon war nañu mën a def priorisation boobu, hiérarchisation boobu pour mën a aar suñu askan. yenn yi nga xamante ni war nañ ko mën a def ñu def ko ci te baral ko. loolu yëpp mën na nekk bu fekkee ni am nañu volonté pour def ko, war nañ ko mën a def, parce que gis nañ ñu feebar bi poussé na ci réew yu bari en un temps record. li ñuy dugal ci milliards ci seen secteur de la santé ak yeneen secteurs yi kenn xamul nu mu toll en un temps record. et pourtant en temps normal bu ñu ko defoon seen askan dinañ ci gën a jariñu, dinañ mën a
tax ba seen askan sax ndimbal yi état doon def dootu ko def day dakk léegi askan bi ci la muy liggéey ci lay état bi di maanaam di sukkandiku pour def ay investissement maanaam yooyu yëpp war na mën a nekk bu fekkee ni tey jii def nañu jàngat bi ñu war a jàngat ci feebar bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu fi jub ñu xam ni ci borom bi la jógee lépp li nga xam ni safaanoog naag njub ñu xam ni ci man la jógee man mi doye di asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa di ñëw samay fan sama wërsëg lépp si sa dogal borom bi arrahman maa ngi jéggalu borom bi arrahim maa ngi jébbalu